waxul lu am la action yaa nga ca kanam ñoom yaay mag am di jàmm yéena moom lii bi nga juddoo ba léegi royukaay fa nga ne woon ba léegi jugu fa HLM jaaral na ma lu nekk kon suma gox sumay xarit dëkkandoo laa bëgg jiir kon fi ma juddoo maa ngi fa laa bëgg delloo njukkal ñoom yaay mag am di jàmm yéena moom lii Je ne vais pas parler de Moustapha Diop, encore moins de l'équipe qui m'a accompagné. Vous savez pourquoi? Parce que ku pare la ñuy féliciter, ku pare la ñuy gërëm ñun pareeguñu. Ce n'est que le début du commencement en fait. joxewum ndogu bi moom c'était depuis 2016 lañ ko tàmbali. xam ngeen ni 2016 boobu ñu ngi toll ci jamonoy couche culotte président teel a comprendre que ni jeune dañ ko war a responsabiliser jeune nekkul ni da nga koy woo ci tintamarre wala truc de ce genre non on a besoin de sortir li nga xamante ne moo nekk ci ñun président Moustapha Diop comprendre ko dès le départ teel a engagé jeunes yi teel leen responsabiliser parce que ku la wóolu rek ak ku xamante ne xam na ni yow mii bu la dénkee di nga ko mën a defar je pense que kooku rek moo la mën a responsabiliser donc gàcce ngaalaama président li may wax nag dama koy adressé sama mbokku jeunes yi pourquoi parce qu'on doit oser agir et proposer vous savez ndax lan parce que les affaires de la cité nous interpellent te dañoo war a répondre à cet appel avec dignité avec toutes les valeurs et les principes yi nga xamante ne moo ñuy accompagner de ce fait kenn duñu fekk wala mu dégguñu ci loo xamante ne naka sudul noonu lay doon parce que jeune mooy futur ëllëg te xam ngeen président nan la tuddee suñu groupe bi vision du futur vision du futur la ko tuddee def ci ay projet yu am solo donc comme on dit rek kuy raam di la bokk su amee oto yóbbaale la koo xamante ne yoragul mairie bi mu commencé di poser acte yu mel nii dalee ko ci tal ay lampe defar ay tali joxe ndogu kooku boo ko joxee maire non dina la defaral ba nga xamante ni épanouissement dinañ ko am moom ci moom laa gis li nga xamante ne moom la tubaab bi di wax ODD mooy objectif de développement durable ci loolu lay yëngatu donc nag juste pour tënk bañ a guddal j'exhorte tous mes frères toutes mes sœurs ñu ñëw ñu àndandoo liggéey ci vision du futur bi ndax njëriñu kenn ku ci nekk moo ci nekk ñu di liggéey pour l'intérêt individuel non on dit non pour loolu noonu nous travaillons pour l'intérêt collectif l'intérêt général. dama bëgg ñëpp jug ñu jàppale ma ngir yàlla sama naataango yi boobu ba léegi ñuy jug di daanu góor ak jigéen dama bëgg ngeen jug ku ci nekk tàccu sama xale yi nii ñii ay jàmbaar lañu. merci président da lay jaajëfal ndax lii nii yombul ci HLM kon sànq waajo nu ko waxee rek politiciens yi bëri nañu HLM am na ñuy xëccoo yow HLM mais xel bi nga am engagement bi nga am confiance bi nga am pour la jeunesse lii nii dañuy jox benn ngëm-ngëm xam ni kat ñun ñooy doon révélation ëllëg di diidal nag nuyoo bi Cheikhou moom tamit gàcce ngaalaama teg nañ ci yoon jàngal nañ nan la ñuy doxalee liggéey boole ñoo ku xarañ muy mama teg ci Maysa ak xare yi ñu àndal yëpp di leen wax ni da ngeen yóbbu parti bi fu mu eggul fu ne laay toog nit di ma laaj troisième lan lay signifier tellement que ñoom dafa dem ba affaire bi yéem leen ay xale piloté lii HLM ñëpp duñu coow yaa nañ cat seexlu président maa lay ñaanal nag di la xamal ni ñi nga àndal dawuñu daayuñu delluwuñu ginnaaw foo teg sa tànk
su nee sax si kanamu gaynde nañ ci ànd ak yow foqatu ko mairie bi teg ko si loxo ci incha allah ci bàkke Seydina Mouhamed. ay xale yu ndaw mobilisé wu nii di sonn ci weeru koor gi ay mag bàyyi seen kër bàyyi seen njaboot toog fii ndogoo ci mbedd bi lu ko jar moo tax donc tey jii di ñaan rek ñi gën a góorgóorlu gën a booloo jàppale Moustapha Diop man de xaw ma kan waaye dal na sama xel mais am yaakaar moo tax yaakaar naa ñëpp bàyyi seen soxla ñëw toog fii kon ñii ñaan ñi jàppale ko ci projet yi mu am pour HLM loo xamante ni mosu fee am bu ñu gisee ku ko fi bëgg a taxawal war nañ koo mun a jàppale te ak xale yi pare nañ di ñaan yéen mag ñi suñu yaay yi ngeen jàppale ñu jàppale Moustapha Diop ndax mu nekk maire incha allah fii ak weer ndax yàggatul dara ñi gën a mobiliser wu gën a booloo gën a nekk benn sottante xalaat jàppalante te bañ a xeexante jàppale xale yi vraiment kontaan nañ torop ci mobilisation bi. ma ne instant dañu béy quoi Tapha dafa doon benn jeune boo xamante ne ëllëg war na mën a gérer fii quoi ñu ñoo suñu frère la ñoo bokk koñ mais liggéey bi yamul fii soxna si. kon kii dañ ngay ñaanal waaw sa kaw sa kanam. pouvoir bi nga xam ne dañ ko bàyyee suñu mag ñi ñu koy gérer loolu dafa jeex tey dafa nekk benn ère boo xam ni jeunes yi ñoom ñoo war a jóg ñoom ñoo war a mën a doxal réew mi. te fii ñu toll tey pour ñu mën a doxal réew mi dañ koy commencer ci sunu cité et je pense que lii président Moustapha def di ko def ci biir askan wi di ko def maanaam ci population yi am naa yaakaar ñi ñu jiite loolu la ñu waroon def moom mu leen koy defal. konte damay faral di wax ni sama jigéen yii toog ñoom ñoo yore combat bi te man damay faral di wax souvent combat bés bu ko jigéen porté rek ndam am na. combat bés bu ko jigéen taxawalee rek man damay wax ni ndam am na ma remarqué encore ni sunu jigéen yi tey yéen a ngi def seen jaune yu baax def seen vert yu baax mu am lu muy symboliser parce que jaune lu muy symboliser c'est la richesse le vert lan lay symboliser mooy naataange mooy koom-koom mooy la prospérité et je pense que loolu nekk na tey loo xam ni da ngeen ko war a doxee parce que le blanc symbolise la paix. jàmm ci la lépp xaj te boobu ba léegi gis ngeen Moustapha mi ngi dox jàmm lay dox man xaw ma ko woon franchement xaw ma ko woon su ma rakk moo tax ma xam ko te bi ma ko xamee ci laa gis li muy def ma xam ni lii man lu ma waroon la ma war a mën a ñëw def ko mënuma ko dinaa ñëw ànd ak moom jàppale ko samay moroom ñëw ànd ak moom jàppale ko. kàddu yi moom tey day gàtt dañ fay ñëw en tant que doomu HLM parce que loolu la ñuy prôné dañ fay ñëw en tant que petit frère Moustapha am na ñu ma mën a seede fii ku mel ni sama yaay ji aji man ak Moustapha ñoo màggandoo muy sama grand frère su ma wowul si lii sax ndaxte olof danaan loo bokk kenn du la ci wow ndax lii dama cee bokk rawatina ki nga xam ne day dox ci social lépp lum ñu dénk ñun ay jeunes ñuy ay ndaw nag ma jiite ay ndaw parce que soo déggee sama frère yi nee nañu kii moo yëgal ASC HLM maa ci gën a néew li ma ci def ay doomu HLM laa bokkal di ko defar kon ñun ñëpp am mérite mais damay sawar pour ñëw taxawu sama frère bi nga xam ni il fait partie des premières personnes yoo xam ni ñoo ma jàppale ci yen bi ma HLM yen yàlla defal ñu ci tawféex defal ñu ci taysiir jig boobu mu ma jig laay ñaan yàlla ma jigee ko noonu ba fépp fu mu taxaw rek su ma woowee ak su ma woowul ma ñëw parce que nit ku baax la xaalis dafa sax ci xol nit ku mën a jël xaalis di ko jox doomu aadama yi kooku nit ku baax la dama koy ñaanal yàlla ci barke turandoom parce que man amuma mënuma lenn rek laa am muy sama yaa jële toog ak yonent yàlla Muhammad maa ngi koy ñaanal ci barke Serigne Babacar Sy mi ma yaakaar àdduna ak àllaaxira yàlla bu mu gis dara lu mu ragal waaw dénk naa ko
sama soppe bi sama sang bi muy yontu yàlla Muhammad xam ni man lépp lu may def su ma ci jiitale yontu bi yàlla oyofal ma ko dénkaat naa ko turandoo. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di kontaan lool ci daje bii ñu daje tey ci ndogu boo xamante ne xale yi ñoom ñoo ko doon def mu doon loo xam ne mel na ni mag ñi nangu nañ ko mais nag xale yi bàyyiwuñu ko kenn parce que ñoom ñoo yor organisation macha allah affaire yi jaar yoon kontaan naa trop ci yéen kontaan ci seen taxawaay ak seen liggéey may bëgg lool ci présence wu sama frère Aziz nit ku baax la nit ku yaatu la ku yore xol bu rafet la dafa am nit ñoo xam ni buñ leen dénkee ay mbir foog mu dem lu ko waral mooy xol bu rafet Aziz xol bu rafet la am moo tax mu fekk équipe bi daanu mu yëkkati ko dafa am keroog ñoom barki démb dañ doon organiser ndogu ASC bi ñu invité ñu ci leader politique yëpp daje fa am ko wax ne ñi fi nekkoon démb ak barki démb ci équipe bi nañ leen sant gërëm leen ndax bu dul ñoom équipe bi du agsi fii am na nag bañ ko waxee am na lu nekk sama xol loo xam ni heureusement que joxuñu ñu parole mais man su ma waxoon dinaa wax lu leer équipe bi dafa am fu mu nekkoon am ñu ko yoroon tey am benn xale bu ko jël mu agsi fii mu agsi moom la ñu war a delloo njukkal waaw parce que su tàbbiwul woon ci loxoom tey du ñu yéeg waaw parce que ñi fi nekkoon dañ leen jox chance joxaat leen chance pendant des années il faut que alternance di am ci mbir yi tant que alternance amul évolution du am il faut que nit ñi xam ni du ñu tollee benn jamono nañu bàyyi ñeneen ñu essayer ba sonn demul da ngay bàyyi ñeneen ñëw essayer loolu moo ci nekk donc il faut que nit ñi bàyyi xel ci loolu ñun nag HLM rek moo ñu ñor moo ñu tax a jóg moo tax lépp lu ñu gis rek muy mbiru HLM dañ ci teg sunu loxo kon Aziz équipe bi moom defoon naa ci waaye duma ci yem dama ciy continuer di def saa bu ma équipe bi soxlaa maa ngi fi pour jàpp ci parce que équipe bi sama équipe la HLM la mais au-delà de ça tamit yow suma frère nga dañoo bokk da ngeen toll ci jamono joo xamante ni da ngeen war a changer mentalité mais seen mentalité bu ngeen koy changer da ngeen koy changer ci lu positif ci loo xam daf leen jëm kanam ñun dañ leen bëgg a jàngal ci ban yoon ngeen war a tegu pour egg fi nga xamante ne tey ñun agsi nañ fa te ñun ñi ngi yóotu leneen ak leneen kon yéen dañ leen bëgg former préparer leen parce que vous êtes l'avenir de demain. vision du futur ngeen tudd vision du futur dafa am lu muy tekki te loolu muy tekki yéen da ngeen ko war a épouser ngeen jël loolu di ko doxee di ko waxee fu ngeen nekk ngeen ànd ak loolu parce que dañu am si yéen yaakaar bu dul woon yaakaar naa ni tey du demee noonu mën na leen tuddee tur bu nekk mais vision du futur lu fort la mooy li maman wax sànq te ngeen bàyyi xel ni li ma doon wax rek jëluñu n'importe qui ñu dénk ko képp ku ñu dénk rek c'est parce que am na lu ñu seetlu ci yow maman bu ñu ko woowee ñu dénk ko vision du futur c'est parce que tey bi mu taxee fii wax boo ngeen bàyyee xel di nga xam ni du c'est pas une personne ordinaire parce que bu doon ku ordinaire la rek du waxee noonu li mu wax ñëpp dégg nañ ko te ñëpp rafetlu nañ ko loolu nag c'est pas donné à n'importe qui kon ñu bàyyi ci xel ngeen bàyyi xel ne ku ñu jiital rek kooku am na lu ñu gis ci moom ngeen ànd ak moom jàppale ko parce que liggéey bi du liggéey benn nit liggéeyu mbooloo la kon mbooloo bi ñooy ànd taxaw dëggal seen bopp dëggu ci li ñu bëgg parce que dañu ne dañu bëgg Moustapha Diop nekk maire HLM su ngeen bëggee Moustapha nekk maire HLM nag du ci ay wax rek liggéey la ñun ñu ngi leen di tegal ay plan yoo xamante ni ku ci liggéey rek affaire bi dina mën a sotti. Wow.
Why